asalaamaaleykum mbokk yoo xarit yi safoo Yoff Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu di leen baal di am mbégte ak contentement si ànd gi ngeen di ànd ak ñun ci suñu émission tey nag seen émission nay leer dafay dalal ñaari ndaanaan macha allah tey ndaxte Ndeye Leer dafa génne si wàllum culture nag yaatu na waaye dañ siy tànn rek dañuy wax lël di néegu góor comme ni ñu ko xamee néegu góor comme xale yi nga xamante ne léegi doogu juddu xamuñu luy loolu mooy góor ñi nga xamante ne dañ leen daan xarafal fan leen daan yóbbu dajale leen di leen fa tàggat di leen fa jox beneen forme d'éducation loolu la ñuy wax lël duñu si xuus dañuy bàyyi suñu invité yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo tatagal leen ziar leen macha allah ñu jox grand Ahmed si bi ñu nuyu ko bàyyi ko askan wi mu nuyoo incha allah Ahmed nuyu nañ la. asalaamaaleykum. Ahmed da nga mel ni ku sedd de. Jibril maa ngi lay fay di lay ziar bu baax. instant bi ngay wax yëpp dafa fekkoon ma nekkoon si ab jat. loolu moo taxoon ma si jéggalu bu baax a baax. macha allah. waaye di am mbégte rek tey partager plateau bi ak sama mag sama xarit. koo xam ne vraiment kenn dootu ko présenté si wàllu culture ndax moom jëmmam rek. damay wax ne toujours dafay jàngale culture. Elimane Baye yàlla na yàlla yàggal taxawaayam. amiin di ubbee suñu nuyoo nag si buntu bi nga xamante ne vraiment loolu la yàlla dogal muy le xalif général des Layènes di jël nuyoo gi di ko teg si loxoom rek mu jàllaleel ñu ko si comité bi yëpp. waaye bu ñu jógee fa aussi ñuy nuyu le premier magistrat à Yoff muy son excellence monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr. ensemble bi nga xam ne yëpp ñoo nekk di ko liggéeyal wala di liggéeyal askan bi ci commune bu Yoff waaye di nuyu la coutume di ci jiital ki nga xam ne mooy le grand jaraaf Séni Gueye bu ko defee rek mu mel ni dina matale képp koo xam ne ak ndomb nga takk mais sans oublier nag sama xarit sama doomu ndey Aliou Bey Faye le grand ndey ji réew ndax defe naa ne moom atte ba nekk am na jàppal diw te sama jàppal diw moom ci coutume bi vraiment moom daf ci bokk ndax ki la jëkk a tuddee doom ki la may soxna ki la jàngal métier kenn amul seen pay te mën naa wax ne turandoo bi ma jëkk a gis ci àdduna moom ma ko tuddee kon maa ngi koy jaajëfal bu baax. macha allah di nuyu équipe technique bi yëpp nag di ci tudd rek sama frère sama xarit le grand cadreur Dun ak ñi mu àndal ñëpp les hommes dans l'ombre ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax di nuyu aussi directeur Ousseynou di ñaan daal particulièrement yaakaar bi nga xam ne moom lañ ñu tege fii te weesuwul ñu partager ak àdduna bépp li nga xam ne mooy la culture yàlla nañ si am ndam. macha allah muy Ahmed Sy bi le grand parce que moom yàgg na organiser lël bu ma juumul depuis 2009 mu ngi organiser lël kon ku si xam as lëf la macha allah dinañu ñëwaat si moom léegi nii ñu jox grand Ili. suñu grand suñu papa suñu ndijaay suñu lépp moom macha allah muy koo xamante ne kenn dootu ko présenté aussi si Cap-Vert nuyu nañ la grand. maa ngi leen di fay. di leen delloo nuyoo di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu xalif général bu Yoff Layène. di wax ne maa ngi koy jébbal nuyoo ahlu bayti gi yëpp moom ma fa mag ba si kii gën a tuuti albataku dugg biir Yoff jëlaat nuyoo bi joxaat ko imam ratib Mouhamed Ndoye nuyu ñi nga xamante ne ñoo yor kiraayu Yoff muy maire maa ngi nuyu sa bopp ba Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi mu àndal ñëpp duggaat nuyu ñi nga xamante ne ñoo yor ndombu tànk yi nuyu frais yi nga xamante ne ñi ñoo yor baatu dëkk bi di waxe dëkk bi di doxi dëkk bi ak képp koo xamante ne nii jóg nga ngir defar dëkk bi maa ngi lay jox wàccuwaay di la nuyu di ñaan yàlla na jàmm yàgg si dëkk bi mbas mi nga xamante ne moo fi nekk gaar ñu yàlla na ko fi yàlla jële si lu gaaw a gaaw di nuyu Yoff Média di nuyu Jibril Coom ak ñi mu àndal ñëpp ci émission bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq di leen baalu àq. macha allah grand Ili ñu waskee ne waxtaanee lël. te defe naa lël am na lu ko jiitu ku faskee ne def lël lu muy def. waaw dañu wax ne lël.
daanañ ko préparé ay weer yu bari moom lël. moom lël daan ko def bu jëkkoon ak ku ñuy wax ngaamaan ngaamaan moo daan jóg di jógee dëkk bu sori ñëw annoncé boppam ñu annoncé que dëkk bi wax ne ngaamaan ñëw na dat sàngam képp ko am ab aat nang ko waajal ku am lan aat mooy ku war a xaraf mooy aat waaw bu ñu leen dajalee ba ñépp mat ñu jàpp bu ñu nee suba lañ ko war a def comme émission la ñu wax ne suba lañ ko war a def tey ci guddi ñu ngomaaral leen ñu tàggatoo ak seeni wéjur ndax xaraf dem nga mën a waat ngomaar nga wax baatu ngomaar waaw ñu ngi ko doon dégg ci ndëpp waaw dafa am ci lël am na ci lël ni ñu koy defee ci ndëpp lañ koy defee ci lël bokkuñu ay mbir ñoom ñaar ngomaaral lël moom na muy demee ngomaaral lël dañuy dajale xale yi di leen wayal di leen jàjj ñëwal foofu jox ñu benn wayu ngomaar bu ñuy wax ci ngomaar waaw dañ ngay dégg ñu naan ndongo yeli na jant ba wéy na tey sa deret tuuro ndongo yele bul daw saala ndeere ndongo yeli maan jant ba dem na tey sa deret tuuro ndongo yele bul daw saala ndeere waaw loolu dañu ko daan wayal ab xale boo xamante dafay wàcc suñu ko daan def da ngay gis xale yu bari du jooy ndeysaan daw na yaram te xamaguñu lan moo tax ñu wayal leen loolu kon dañ leen di may fit dañ leen di may fit di leen jàjj di leen ñaanal mbokk yi am na solo tey nii rek lay demee ci Yoff Média Info Nay Leer tey dafa génn ci wàllum culture incha allah culture nag pure et dure lay doon fi ma génn nii rek sama jarbaatu bopp moo fi génn rek moom murit la ndeysaan ñëwal ma ko rek jox ma ko def fan nii ne ma tey demal Touba ñëwaat macha allah rafet na léegi man comme man maay sa jàmm boo pare da nga koy dindi jox ma ko amul benn problème waaw yow ndeysaan damay sàcce rek bismillah kii dafa doon sama rakk doon sama jarbaat doon sama doom papaam moom lépp loo xamante ne luy tax nit am xel papaam bokk na si ñi ko def si man macha allah Aliou Ndiaye Thiom yàlla na ko yàlla yërëm te yeexeñu muy woon nitu culture ku nekk ku bëggoon Yoof walla yu bari def si daan yëngatu bon loolu dama ko dugalaale rek waaw am na solo ñu ñëw si Ameth macha allah Ameth lu la dugal si organiser lël waa question bu am solo boo xam ne vraiment xaaroon naa ko trop pour def ci éclaircissement par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ñuy dégg baati ñoo ñuy seetaan waaye fi may tàmbalee rek Jibril yàlla dafa dogal ci man ma nekk ku juddoo ci ñaari xeet ndax booy seet tey defe naa ne ci sama wàllu ndey lépp lébu gi la waaye ci suma wàllu baay lépp saraxul léegi la moo waral vraiment ñu taxawee position boo xam ne tey da nga siy gis lii gis si leneen yàlla dogal na nag sama côté maternel foofu laa xippee foofu laa yaroo foofu laa yeewoo daan na suma rakki baay sax yi nga xam ne ñoo toppoon suma baay daan nañ ñu sànni xeer di wax ne vraiment ñun dañu judd rek féete ak suñu wàllu ndey waaye ka nekk xam na ne ndey dafa xaw a am doole si doom ba pare aussi xeet wi nga xam ne mooy xeetu lébu dafa nekk xeet woo xam ne lu mu xëccool rek mën na kaa gañe ndax dafa am doole ju yàlla def ci moom loolu nag bi nga xamee ne aussi yëg nañu ko suñu dunda bàyyi woon nañ xel ne mën naa nekk ñuy nekk ji ëllëg ñoo xam ne vraiment dinañu yëngatu ci cosaan ak aada waaye dafa am lu sabab loolu Jibril li ko sabab mooy dafa am suma benn grand frère ma koy jaare bu baax xam naa bu may seetaan dina ma dégg boo xam ne dama mas a seetlu ci moom ne am na ñetti doom yu bokkul benn génération yoo xam ne kenn ka nekk duggul néegu góor bi ma seetloo loolu benn bis ñu la waxtaan ma laaj ka mu ni ma moom frère saa yu ma ko décidé rek cin li toxal ka nag defe naa dinañ ko comprendre ndax mooy dépense yóbbu ko
foogu ma toogoon ak moom ñi naan ataaya dama absenté li tax ma absenté dama ne est-ce que jotul kon ñun fii si Yoff ñu solution pour faciliter la tâche moo tax du ma bëgg sax ñuy utiliser benn baat muy comme famille diminuée ndax ab lël du problème mu ko am ak ku ñàkk problème mu valeur la moo tax vraiment parfois damay dàq baat boobu pour que ñëpp ñeme ko ndax am na loo xam ne buñ ko koy oowee rek dafay limité parce que bu fekkonte ne lu maanaam luy laaj ku am ak ku ñàkk la man initiateur bi waruma ko organiser ndax aw ma kon déjà pour être clair avec tout le monde du problème de ñàkk du problème de am mais problème de delloo siwaat valeurs yi contribuer aussi si éducation la keraa bi nga xamee ni jóge naa foogu ma commencé di si def ay démarches may nuyu au passage Tanday Binta Thiom muy une femme battante muy ku baax muy ku yàlla dimbali ku am xam-xam te sell waaye nag malheureusement Yoff moom li mag ñi naan boo nammee ku baax rek fonal suuf ndax ñëpp a ngi ci biir malheureusement pour Yoff à ton existence moom vraiment parfois dafay mel ni sax nekkuloo fii waaye nag boo dëddoo rek statut yeeg yëpp rek daal di taxaw seede si yow la nga mënoon wala la nga xamoon te mu nekk it lu ñuy xaw a déplorer pour nit ñi daal ñu leen di bàyyi xel si seen dund di leen delloo njukkal si bi mu waree te bi mu gënee te dara gënul aussi nit ki si dundam nga delloo ko njukkal ba buy dee mu yóbbaale loolu waaye Tanday Thiom yàlla na yàlla guddal aw fanam mu ngi fi te yàlla na ko yàlla gën a taxawal moom si marraine généralu lël bi la bokk ndax si initiateur yi la bokk bi nga xamee ne loolu am na ma nekk si di si démarché ba yàlla dogal ma ñëwaat si grand bi nekka dama bëgg si kàttanu yàlla xale yi ñu dugg nekk mu ne ma hey moom lii wagul daal pareegul si ni mu waxee ma nekk du problème mu pare ndax yàlla dogal na bis boobu nga ma waxee déewee loolu bis boobu ba tey aw ma jàmm pour ñu am lu ñu taxawal sa aval rek laa soxla boo ma ko joxee bu soobee suñu borom xale yi dinañu xaraf yàlla dogal keroog jooy na sax mu jox ma ñetti doomam yëpp ma ut mbubba ut lépp lu si war ma daal di leen dugal néegu góor ak samay turandoo sama doom tey ñi ma jëkk a dugal si lël bi defe naa toll nañ si takk ay soxna loolu moo doon objectifu créer lël bi waaye après bi ma demee ba si biir dama am beneen gis-gis bu bokkul ak tout simplement xarafal xale bi rek muy lan muy participer dans l'éducation nan lañ si war a participer parce que ab dëkk soxlawul delloo si la woon parce que gis nañu ne Djibril bi ñu defee sondage xam nañu ne li ñu xeewil wala li ñu jàpp ne vraiment dafa xeewi ndekete ñun sax ñoo xeewi ndax mag ñi làmbatuwuñu woon dañu dajoon ki daj nag ak kii maanaam kii jesner xew mu sol maseris xew vaxis xew mu sol kooku bokkul ak ki nga xam ne vraiment comprendre na ne Mayloos moom il est éternel beneen bi ñu dem ba gis ne aussi à travers tey góor ñi impuissance bi ñëpp di jooy ñëpp xam nañ ko ñu mën ko tuddee sax impuissance précoce da ngay gis un jeune de 20 ans vraiment il a problème être un homme mais néegu góor dafa doon yokk dooley góor xam nga lu tax tey bari na ay jigéen ñuy def opération waaw bari na ay jigéen même ñuy faj ay njulli bari na même ay jigéen ñoo xam ne dañuy accéder fa njulli yi nekk waaw di laal seen lu nekk di xool seen lu nekk di gis seen jongal sax am na jigéen ñuy jongal am na ñuy jongal moom laa la wax mooy opération bi am na ñuy faj ñoo xam ne du ñu jongal mais dañuy faj loolu handicap la wala dafa handicap la si ku góor xam nga lu tax xale bu góor lu mu tuuti bu ko jigéen laalee dafa war a yëg boppam bu demee ndëg ba nga xam ne jigéen a ngi jàpp awra ku góor di motoñ di mocci mucci mu mel ni morsa ba tooy mais c'est un problème la beneen bi ab njulli lu wér ngay wax non c'est un problème non lu wér ngay ab wax njulli dañu ko protéger comme ni ko suma grand waxee sànq Ilimaan si jigéen boo xam ne dafa toll si maanaam état de grossesse ak jigéen bu toll si accouchement protection yooyu nga xam ne dañ koy def par la voie mystique ak yeneen de plus que la ñu war a def si njulli parce que xam lu tax Djibril waaw jigéen am na virginité am waaw cette douleur la waaw am na grossesse am ay douleur la am na accouchement am ay douleur la waaye bu nu fàtte ne góor du indisposé du ëmb du wasin góor benn métit rek la mun a yëg dans sa vie muy néeg ba mooy néegu góor tegal foofu sa baaraam vraiment loolu dañ ciy def appel pour que ñëpp bàyyi si xel dinañ si ñëwaat léegi lu am solo lay wax nii dafay loolu moo tax waaw ñu daan wey naan jongale metti na salale metti na
jonga jarul jooy metti na loolu metti moo tax ñu doon ko waay loolu dafa bokk si lël si lël bi la si lël xam si kasak si kasak mu ngi dugg si kasak mooy waral ñuy wax naan jongal leen xale yi balaa ñu ñëw si kasak waaw ñu ngi jóge woon sànq si Ngomar waaw xarafal nañ xale yi dugg nañ néegu góor waaw est-ce que foofu am na lu ñu leen daan jàjje am na lu ñu leen daan jàjje mooy lan ndax olof day wax ne maa fekke waaw moo gën a wóor si ab nettali dëgg la ñun ba ñu sa tolloo ki ñu yoroon mu ngi fi tey màgget na gaa mais daawuñu dem si suñuy yaay boo demee si sa yaay aw yet bu nganda lay yor loo jooy jooy boo ñëwee bu la sa yaay tiimee da lay dóor yet bi si bopp këng la koy def ba nga nekk si dundaax dee bon li Ahmed wax sànq si wàllu jigéen ak góor waaw ci ab lël am na moo tax waykat ba wayoon ne xobi yàmba daf ko jaarale foofu xobi yàmba jigéen xamul mbaar daxal mu dem xobi yàmba jigéen xamul mbaar xobi yàmba waaw xobi yàmba jigéen xamul mbaar daxal mu dem yàmba garab la waaw dañu ko jël di ko tuxe mais garab la si biir garab yi waaw bon nag du ñàkk ñu di ko tudde ndax kenn du wax lépp daal si émission dañuy laal tuuti rek daa nga nekk sax Ilma yaa ngi woon si biir waaw xam nga bi ñu nekkee tey li Ahmed wax sànq dafa am solo dafa am solo si jigéen waaw jigéen ji ak xale bi waaw loolu dem na xam nga dama la wax sànq ne la jigéen xamul mbaar waaw de ñëwaat na encore wax boobu jigéen ju dox ba dugg si ëblal fekk ñuy kasak foofu nu mu daan demee ñu yuuxu ko nekk moo koo kulee mu ne mën a Faatu Njaay ñu ne ko yow Faatu Njaay looy xañ si mbaar mu ne dama doon tukki réer ana bootal mbaar kaay jàlle ma loolu ay wax la de waaw xam nga ëblal sa àll lañ koy def waaw jigéen ji du tukki réer ba dal si mbaar mi mu dugg fekk ñooñu dañ doon kasak kon bu ñu daan kasak tamit sa àll ba lañ daan kasage sa àll ba lañ daan kasage parce que Ahmed wax na sànqa ba dugg si néew doole ñëw na ba si ñuy kasak si bi ñu dem yor ay njulli si lël bi seeni waajur ba ñuy waaju summi seeni waajur du leen indil ay teraanga am ko mel ni Jibril Jóob toog fale di jooy rek di jooy gisul papaam chaque jour teraanga yaa ngi ñëw am na solo micro bi waaw waaw jëlal micro bi waaw ba bés mu jékki-jékki rek seen papa ji di ñëw yor aw nag di ko ommat di ñëw mu ne leen jóg leen séentu seen bàyyi ngoog bàyyi ñëw na mbaar ku ko xool damaan mu ne sama bàyyi nga leen di ñëw jóg leen ngeen xool ka mu ngi yor aw nag te ku ko xool kontaan bon néew doole yàqul ab ànd si biir réel dafa mel ni dañ daan régler waale problème mu rang social bi surtout kenn du xàmmee kanay kan waaw kan mooy doomi diw déedéet ñun ñëppay bokk loolu bokk na si ba yére bi bokk na si ba da ngay daan dégg ñuy tiitaroo diw maa ma bokk mbubu ma gudd mag ñi dañu koy wax ba tey dañuy ormal baat bi loola dina dem ba yow di nga rus a def lu ñaaw bés boo demee ba xaw a faible nit dina la waaye xanaa yow waaye waaye ba ma fontoo waaye yow du ma wax yow bokkandoo woon néegam góor nga bëgg a nekk fi la def naka su dul noona dafay am moo waral néegam góor bon leneen amu fa walla lu dul nekk góor matale Ahmed li Ilimaan di wax am na solo tey ñu daan defee lël sibiti kasa gi sibiti tey malheureusement amatuñ sibiti nan ngeen di adapté loolu yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi si terrain bi ba léegi waaw lu am solo la waaye ka nekk xam na ne jamono buy dox il faut que ñu essayer góorgóorlu ba ànd ak moom
waaye li bon mooy mu yóbbuñu moom di ñu manipuler di ñu dugal fu ko neex wala di ñu def lu ko neex ndax ku nekk xam na ne tey àll amatu fi ku nekk xam na ne aussi système bi changé na bu baax a baax a baax a baax waaye même bu changé ci espace bu mu changé ci xol yi ak xel yi ndax xam nga damay wax ne vraiment man gëmuma pauvreté lu tax gëmuma ko c'est dans les cœurs xol mooy pauvre wala mu riche man loolu laa gëm et il y a plus d'espace tout le monde le sait mais pour man am nañu espace bu des espace bi des mooy suñuy xol suñuy xel ñu fexe implanter lu mu ndaw si suñu future génération yi une éducation de valeur parce que boo seetloo si 21e siècle bii ñu toll c'est un problème à tous les parents du monde muy maanaam la façon de faire par rapport à nos enfants dañu koy gis ba jamono toll foo xam ne tey même boo amee doom bu jigéen sax boo ko waxee boo ko waxul vraiment da ngay toog sim nen góor moom risques yi si nekk sax booy xool moo ëpp léegi risques yi nekk si doom bu jigéen mais loolu nga xam ne démb moom la mag ñi amoon muy espace ca àll ba mën fa dund li ñu bëgg a dund tey ñu ngi koy jéem a essayer am ci fi nga xam ne foofu la ñu am ndax Djibril man di ngeen am ay difficulté de bu baax a baax waaye ndëkk sa bakken nga siy teg ak bañ ku la bañ ku la mere ndax it il faut que ñu comprendre ne nit ñi seen yoon nekkul ci yow li ngay jéem pour mu baax li seen yoon nekk mooy ñu xaar daal ba yëf ya sotti li leen si yitteel ñu ñëw def ka si waaye ndëkk ku xamul ñaata la war a jar lu ñu ko jaayee mooy njëgam fi mu nekk nii dañu daan joxe xale bi nga nekk ak moom ab diir léegi fi mu nekk nii yéen forme lël bi ngeen jël yéen da ngeen di nekk ak xale bi matinal bi wala ngoon gi ngeen di nekk ak ñoom wala yéen a ngi finaanandoo ak ñoom nan ngeen yoxele seen lël waaw am na si ñoo xam ne dañuy finaan ak ñoom ndax xam nga lël bi actuellement dépendre tout rek si territoire Yoff am na ñuy jóge fu nekk ba fii ma toog di wax ak yow ni am na xale yu vacances si sama kër Bargny la ñuy jóge te lël bi moo tax ñu xam ma ba léegi ñu ngi sama kër di fa passer tous les vacances te lël bi moo leen fi dugaloon ak ay waa Mbaaw waa Grand Yoff xarafal naa waa Tëngéej xarafal naa ñu baree bari tey ñooñu nga xam ne tey vraiment yàlla dogal na ñu yëg ko jël responsabilité dénk la seenu njaboot yow nga war si waslu ak c'est une très grande responsabilité waaye fi jamono toll aussi dafa am loo xam ne pour nga mun ko def à 100% il faut que nga am ñu la accompagner parce que yow mii xam nga ne tey nekk ak 10 enfants rek yoo xam ne sax xarafuñu du matin au soir dafa métti nga bëgg si boole ñu xaraf coono yooyu métit yooyu caprice yooyu nga bëgg a yor une 50aine d'enfants sans appui de personne mais vraiment te yow ngay débrouiller rek loolu ku nekk xam na ne mënul nekk moo waral ñu doon essayer di dialoguer pendant la journée comme dañuy bëgg xale bi bu duggee nekk mu xam diineem bu xamee diineem mu xam cosaanam ak aadaam yi mën a ànd ak diineem ndax am na yu rafet au passage may nuyu imam bu ratib bu Yoff imam Mohamed Ndoye ndax dañu doon faral di waxtaan lu bari ñu di ma ñaanal ci lël bi ci aada yu rafet yi mën a ànd ak suñu diine islam dàqu ko léegi nag dañuy éviter ñun si daara ji di nga am problème de waaw temps bi nga am matul yaa ngi bëgg a def diine ji bëgg a defaale aada ji si biir waaw xam nga boo déggee ma wax la loolu xale bi bu xarafee dafay am largement le temps mais temps boobu duñ ko bàyyi rek muy fo maanaam bu ñu xëyee de 8h à midi dañuy jàng alxuraan dañuy préparer benn oustaz bu leen di jàngal alxuraan ndax daara ji dañ fay teg interdiction bu strict si lépp lu mën a feeñal tarixa xam nga lu tax bëgguma ñu ne Ameth nga dajale xale yi këram di leen defi murit bëgguma ñu ne Ameth nga dajale këram xale yi di leen defi tijaan bëgguma kenn ne Ameth ngi dajale xale yi këram di leen defi laayeen de même que ay ñaseen de même que ay Baay Gaye ak keneen ak keneen ak keneen léegi nag ka si nekk libre nga si li nga doon boo delloo sa kër gannaaw weer wi ngay amax man nga dem continuer loolu ak say weejur wala déggee mooy da nga moderniser affaire alxuraan la ñuy jàng ci daara ji kenn du fa sikkar benn genre xeetu sikkar boo xam ne day nuru ne kii moo ko moom ab tarixa la bokk beneen bi dañu fay bañ quartier
fii ndenaat laa dëkk tongoor laa dëkk daagu daan laa dëkk bu ñu demee ñaari fan ñetti fan benn guni sañu ko faa wax. égalité daal ñëpp a yem. beneen bi dañu fay bañ. par exemple ethnie. kii xale bii lii la xale bii lii la xale bii lii la dañ ko fay bañ. moo tax premier jour bi nga xamee ne xaraf nañu 3e jour damay ñëw jël suma kay ak suma big taxaw ka si nekk ma ne la wax ma ban plat nga gën a bañ ñu éviter la ko. ñii naan sombi ñii naan fonde ñii naan ceebu jën ñii naan daxin ñii naan domoda ñii naan mbaxal ma jël note bu ma jëlee note semaine boobu la nga gënoon a bañ ngay gën a bëgg ndax loolu rek ngay lekk genre piège la pour xam éducation beneen bi si ndaa laay teg si la ñëpp di naan parce que ndaa dafa am jeexital si nit ndax ndaa bu ñu ko bokkee man ak yow ku nekk dina ko sàmm waaye pot ba ñuy naanee aussi ku nekk dina ko sàmm ba du am benn odeur. am na solo tegal foofu sa baaraam Amath li ngay wax am na solo ñu dem page bi ñëwaat bu kenn bougé. voilà mbokk yi xarit yi ñu dellu siwaat si suñu émission Nay Leer tey ñu dalal ñaari ndaanaan waxtaanee wàllum lël mu bokk si cosaan li mu nekk wax dëgg yàlla lu feddaliku ndaxte bu ñu waxee lël rek wax néegu góor Ili bu ñu demee tey si lël ba tey ban exemple nga ma mën a indil si xarafal bi ñuy xarafal góor mu nekk xale waxambaane bu góor si jànq bu jigéen bi ban si aada. waaw xam nga si ñun fii ñu nekk nii muy Yoof mën naa fi jël boobu exemple. muy ban muy njam. njamal tuñ. dañ ko doon comparer ak néegu góor ndax ni ñu lay waajale yow góor gi. nga war a dem dugg ji néegu góor noonu la jamkat yi daan ñëwee tamit ñuy yëgle ne jamkat bi ñëw na képp ku bëgg a jamu moo xam ngay ab jànq moo xam ngay ñagamaar moo xam ngay mag dib jeeg dañu lay waajal bu ñu lay jam nga daw way lay doon si yow dootu dañ mukk moo xanaa du kii leen doon jam mu daw. micro bi am na solo. waaw. xanaa du diw leen doon jam mu daw. waaw. kii day baax a takkee ba soob yàlla ab fa laal jur rek ab ragal laa doon te ka ñàkk jom laa doon. wala mooy ñi fay. loolu dafa daan am si njam. ba moo tax jigéen daan na tëdd ñu di ko jam. njam ne dana daan xëy di jam suba ba ngoon. tànk ceeñ mi mokkul doon bàyyi. daawul am wu na lay wayal foofu. dañ la yow si sa bopp yaay jóg di way. ñëwal foofu parce que bu jamkat bi jamee jam ba toxi. dana lay bàyyi nga jóg tufli. tëggkat yi di tëgg. say mag fekke say bàjjen fekke say yaay fekke nga jóg di way. yaay tiim ma. su ma naree daw dee ñoo bokk jom. ñu di ko way naan yaay tiim ma yaay tiim ma yaay tiim ma. bu ma naree daw dee ñoo bokk jom. ñu di ko way ñuy aawu. muy way bu demee ba njëm la jeex nag. mu jékki-jékki way ne. nduti ariye ab ragal du ko dékku jàmbaara kaa xaar. ñi ne woon du ko man
ñi ne woon du ko def ba mu ko defee nañu def ñii dañ ne nii ñii ne naa est-ce que bon njam am na solo dafa am nag lu mu àndaloon comme ni ko lël amee njam li waaw loolu dinañ si ñëw si beneen émission exemple la woon si kasak kasak tey booy kasak lan mooy woy wi nga war a njëkk a woy si kasak li nga war a njëkk a way si kasak dañuy nuyoo nuyoo waaw salaamaali jam ñale salaamaali jam ñale salaamaali sala njaay loolu dañu koy nuyoo yaa ngi dégg léegi boo waxee loolu ba pare nga dugg nag léegi tàggu nga wax ne man maa ngi tudde Ilimaan maa ngi dëkk daagu daan tàggool ili nga dégg ñuy wax naan tàggu naa mbaaro tàggootuma mbaar sa nga jëli maa faal si ngeeti ngarloor kuy fayli mbaar farawaay lenge man faratumay lenge man damay ñibbi roog roog bay jalli seen ay ngayloo ngay baaba ngay ñul si yaama noon jëm si yaa Rasulallah tak ay mbatoo njàccaar guy sàmbalaw be mbatoo ngi ci dégg bi mënuma koo fay li njaay ndax àllarba alxames lañu toj mbaar ma rey góor ñi jigéen ñi ñu njoñ jiital bésub keroog bëtub ndey ngay xool doomam ay man dey wand naa ka saa gañok baay siin bu ma xamul ganjool bu ma xamul sama maama wàcci woon mbéri waaye keroog ba gal gay dem mbéri ma jàppa coon nga jox ko baay booy yàlla na jëm kanam ay waay man ku ma xamul njaay na ma laajte ndax Mbiram Jóob mooy sama yaay waaye Amar mooy sama baay lat sambay maa jigéen mbaay xewe yaay njëkke njaay mariani njëkke njaay dëngul sambak yi leen nga ca lambay daw xuri dëngul mbay lambo foo lamba yaa ko moom ñu door lay jox ay lenge macha allah loolu defe naa ne loolu da nga koy wax ba pare da ngay wax loolu ba pare ñu ne kii du dëmma ngeen baal ma si kàddu bi waaw dañuy leeral ñu ne kii du ab jaam waaw kii gor la waaye si dëkk bi la dëkk kii mën naa kasak ndax dafa am lu ànd ak kasak macha allah njulli dafa sensible bon wax yow a kan ba pare ñu door laa jox ay lenge nga yor ñaari lenge doog a nekk salbe door a nekk ndaanaan salbe ak ndaanaan bokkuñu ndaanaan mooy kii kasak waaw ndaanaan day wàlli kon tamit du n'importe qui mooy kasak déedéet léegi la am ndax day am cax yu daan cax si biir kasak soo ko xamul doo nekk ndaanaan si biir kasak may ma benn bopp ili xam nga tey da ngay jël ab njulli nga jël ab musóor laxas ka ba mu def benn cercle nga jël ka teg ka fenn soit nga teg ka si banta solal ka ñu ne ku xam lii na ñëw tekki ndaanaan yëpp laa oo nag ku nekk nag di xalaat lii ab téeñ la déedéet du téeñ de am na solo jëlal micro bi waaw ngay wax am na solo de lii du téeñ de fu lu ne xeli di karabat benn ndaanaan tëb ne lii dafay wax ne góor lu mu màgg daraja te jaaru si néeg góor du dara loolu lay tekki ñu ne yaayoo ndaanaan ngoog gaa yi way tëggkat yi tëgg nga xam ne kii ñu xam ne kii ndaanaan la mu des ndëkk yeneen bagage yoo xamante ne am na si biir néegulal da ngay jël par exemple nga jël ñaari banta waaw tekk si ab géew juwaat le ñaari banta yi ne ndaanaa ni ku ko xam na ñëw wax ma lii lan la muy ba tey cax muy ba tey aw cax loolu lu muy tekki njulli du dem sans salbe nga gis ñu jël banta jël takkuk njulli yeew si banta bi teg njulli bi ne ku xam lii lan la
ba tey si nattum ndaanaan. ba tey ñuy nattu ndaanaan ñu ne njulli du dem saa mu yor ab lenge. dañ koy cax ndaanaan yu bari tey boo doon def loolu tey jii boo dajaloon ndaanaan yi si Yoof gépp bu amee ñu ko siy tekki ñetta lay doon. ñett gën jaabaray ndigim dina mat ñetta. way dafay am léegi. dañuy way. mais kasak. yombul. way ak kasak bokkul. way ak kasak bokkul ndax kasak way la ak wax lu correspondé. ak la ngay. kon doo way n'importe quel way. way war am na lu muy tekki si biir kasak gi lël bi. tey bu ñu nee mbulti ba ma demee mbulte ñaar téeméer juróom fukk ak ndaayaan benn njulli nga laaj loolu lan la signifié. ñëwaatal. mbulti ba ma demee mbulte ñaar téeméer juróom fukk ak ndaayaan benn njulli mbulti kàllaama la si njulli. kàllaama la lu muy tekki comme bi maanaam góor. waaw dañu koy bulli. avant ngay xaraf. waaw dañu lay nuñ koy am nañu koy tudde raay yi. raay yi. moom lañ daan def suuf noonu di ko motoñe. waaw wallaay yaa ngi dégg léegi nag bu dee si bleu dañu naan mbulti. mbulti waaw. léegi bu loolu ñëwee. ñu ne la lël ba woon ndaayaan. muy fa ma nekkoon sànq. sama xel dem na sama dëkk maam. ndeysaan waa ndaayaan dañu dajale ñaar téeméeri njulli ak juróom fukk ak benn. mais salbe ba leen yoroon dafa aay. mooy dañu koy okka. xam nga okkal. waaw déedéet moom la luy okka. dafa ñuul quoi. waaw. bu ñu ñi nelaw du nelaw. waaw day wër. waaw day survolé quoi. mooy okka. waaw est-ce que. yaa ngi dégg. mu jàpp njulli di leen fàdd ba mu des juróom fukk. ak ñaar. yaa ngi dégg. ñu yooxu sa la jóge ñu ne koy duggati si ab lël da ngay waajal sa doom waaye du ñëpp tamit ñoo ñëw di kasak. waxal yow a kan. est-ce que loolu am na solo macha allah mbokk yi xarit yi gis ngeen dañ leen ko waxee woon noonu lay amee saa su nekk. gannaaw amee sànq yaa ngi woon fu xam naa ne waa yëngal na la de. waaw Eli daf may yëngal xam nga moom daf may daaneel ndeysaan. am na solo mais yaa ngi woon fa am solo. ni nga expliqué format bi ngay def ak xale yi ak tàggat gi ngeen di tàggat vraiment loolu lu am solo la. et Ameth lël metti na trop. yenn difficulté ngay jànkonteel. parce que bu dégg li Eli wax ni mu laaj et tout ça ak li nga fa expliqué fi mu ne ñëwal ma si difficulté yi nga xam ne moom ngay gën a jànkoonteel si lël yi. Jibril difficulté yi may gën a jànkoonteel. problème d'espace daf si bokk maanaam. avoir une école c'est tout à fait un problème. même avant la pandémie nga am école pour nga am école boo mettre xale yi dafa mel ni nga si jamono yële paase rek. nga dégg na sa mbokkang si territoire Libye. waaw Libye. naa nga doon dégg nañ fa doon fa gaa yi doon daj. waaw pour nga am école fii si Yoff loolu ngay daj. beneen bi. centre socio-culturel bii nga xam ne tey ñoo ko moom. Yoff dafa mel ni amuka. sànq j'étais à Ngoran bi may romb centre bi si kaw tali bi gis mu briller waa jeunesse bi di dugg di génn j'étais très content. mais ñun ñëpp centre socio-culturel. pour wan la ne la rek maanaam dafa wan ne sax moo bokkuma ak yéen dara. dañu wan ginnaaw. dafa nëbbu trop. dañu sax wan ginnaaw. beneen bi boo fa demee tey doo mën a xam ndax duusi ndinaat yu njëkk yi la ensemble foofu kër ak ndinaat googu mu daan loué. ndax doo ko mën a ràññee ak loolu. ndax dafa mel ni. waaw yow yaa ngi wax da nga am problème école. même avant pandémie bi. mais xanaa daa woo jaar fi nga war a jaar. légalement. daa nga bind directeur bi bind. administrativement laa la wax ni la gis nga dafa am loo xam ne. xam nga footballkat. waaw footballkat kii ne footballkat la xanaa lu mu ñàkk dina am flottant. waaw flottant. ay daal la yu mu entraîné. kon la procédure d'avoir une école.
tey par rapport ak une association buy œuvrer ci cadre social. defe naa procédure bi moom loolu lay war a jëkk a jàng nan laa mun a def pour am loolu. espace je l'ai eu 3 fois am naa ko ñetti yoon pendant ces 12 ans. am naa fi une chance d'avoir l'école Hortesen. par la voix de madame Diabari Thiboubi comment elle s'appelle Fa Mbaye ma koy nuyu au passage di ko ñaanal moo si daj corps et âme pour que ñu amoon loolu Fa Mbaye Ndoye maa ngi koy ñaanal bu baax du ma ko fàtte jamais et beneen bi am nañ ko am nañu école 1 par chance école Talla Diagne une fois am nañu Ken Zéro une fois si histoire li nga xam ne moom la ñuy def depuis 2009 mais tey boo génnee école yi boo si génnee am njàngaleeg am njàng lan moo fa des te moment bi nga xam ne moom la ñu koy soxla moment la boo xam ne école yëpp dañu leen di tëj vacances dañu nekk mais ku wax lël wax bruit ku wax lël wax mobilisation ku wax lël wax organisation ku wax lël wax culture bu nu demee nag ba di taafantaloo yooyu comme ay bruit wala ay problème mais vraiment on a un problème beneen bi waaw bu ñu jógee ci problème mu espace ñu dem ci problème mu maanaam médicament bu ñu jógee ci médicament ñu dem ci alimentation ndax ku nekk xam na ne tey xale mook ginaar ak élevage yam du suur day mos rek di bàyyi di mos di bàyyi kon am na yu bëri yu muy laaj waaye ñun li nga xam ne moo ñu gën a yitteel xanaa lël bi c'est gratuit la participation symbolique pour wax la bi nga xam ne moom la ñuy joxe ci lël bi 10 000 francs la parent bi di joxe. parce que bu ñu déggee comme il ni mu waxee ne noonu la lël daan demee ci àll ba parent bu nekk daan indi. ñu dajale. waaw daawul nekk gratuit léegi nag dama lay leeralal la participation parentale dañuy wax ne c'est à 10 000 francs pour faciliter les tâches. Djibril tu as 20 000. bu la neexee nga ñëw ne yoruma dara bu la neexee nga ñëw ne 5 000 laa yor parce que dafa am lu ñu tënk ñun. du une obligation pour nga joxe 10 000. déedéet parce que xam lu tax. tey yow Djibril boo ñëwoon nga indi sa doom avec tes mains vides nga gis association bi ne kii kat dafa toll ci xaraf te situation yi laa nekk te dama bëgg mu xaraf ñun bu ñu la rejeté bu la neexee demal nga ci benn presse nga dévaliser ko parce que xam lu tax le projet pour loolu la duñ ko fësal nag en dehors de participation wu parent bi waaw mais dëkk bi dina leen jàppale waaw am na ay am na APEXI dinañu yónnee APEXI am na at yoo xam ne vraiment dinañu yónnee enveloppe de 50 000 wala 75 000. am na at yoo xam ne. waaw la mairie aussi parfois ñu yónnee ñu 75 000 wala ñu yónnee ñu 50 000 waaye man li may xaar ci association yi wala organisation yu mel noonu wala commune bi. mooy projet bi ñu xool budget bi. mais grand Ahmed est-ce que yow tamit sa communication ci wàll woowu mu ngi jàll. est-ce que ñu ngi xam réellement. waaw mais le maire Abdoulaye Diouf Sarr ma koy nuyu au passage. concept lël bi bokk na ci ay campagne am yoo xam ne daf ko def. parce que boo xoolee li grand Ili wax ci lël que ne mën nañ ko daan préparer weer. waaw mais moom laa lay wax. ay weer loolu lépp duggoon ci ngomaar la tudd. loolu lépp duggoon ci ngomaar est-ce que di nga ngomaar yow. bu baax a baax mu ngi ni toog. dama ne la man du ma bàyyi dara. day ngomaar Djibril man du ma bàyyi dara. te lu ma la wax ci àdduna rek am naa fu ma ko teg. beneen bi lu tax nga bàyyi lël léegi. non bàyyiwuma lël. mais yow amee déggatuñ la nga lël. non bàyyiwuma lël daaw la ñu lëlul te daaw Covid bi vraiment gan gu mu nekkoon ci ñun bees tàq. ñu koy lijjanti moo tax taluñu leneen. defe naa Covid bi ñu ko annoncé am na ñoo xam ne ba léegi seen i daal la fañ ko summi woon fa lañ ko bàyyi. beneen bi mooy. léegi est-ce que lël. bu soobee suñu borom xam nga lu tax. Djibril il faut que ma def benn éclaircissement. pour nit ñi comprendre. xam nga daaw même am na ñu ñëw gis ma ne ma. il faut nga simple maanaam il faut nga simple bi mooy il faut que nga def ko simplement ma ni leen man li may def amul demi mesure la nekk dama koy mun a def ba mu baax comme na ma ko war a defee ou bien ma bàyyi ko lépp rek jàpp suma njàmbur ndax aussi du concept bi xarafal xale bi kese libéré ko la déedéet concept bi daf si bokk xale bi xaraf waaye daf si bokk à travers bu xarafee tey regard boobu muy am ci ñun du ñu xool comme yàlla mi ko sàkk la saisir occasion boobu pour orienter ko nan lañ koy orienter dañuy fexe mu xam ne warul fen fexe mu xam ne warul sàcc fexe mu xam ne warul nekk góor jigéen fexe mu xam ni warul dépendre ci kenn fexe mu xam ne dafa war a nekk bu ëllëgee koo xam ne vraiment day nekk à la décision
muy sàmm sa ngar mi. muy sàmm sa ngar mi loolu lañ leen di jàngal. bu ñu leen ko jàngalee ba pare. du ñu yem ak ñoom si bu ñu summee rek ñu libéré leen. Djibril est-ce que xam nga ne sama xale yi mus a jaar sama bilal dans tous les écoles qui sont à Yoff ñoo fa dàq a jàng xam nga lu tax. parce que damay saisir occasion boobu ñu jàppee ragal nañ ma. di leen orienté si ku jàngul damay tàqale sa bopp ak sa baat. mais sàmm sa ngar mi boobu am na woy ñu leen di woyal pour wane ni dañu war a sàmm seen kii si kasa. wala lu nduróox moom. xam nga tey ñuy ñëwaat ci Ameth. da ngay dégg ñuy way naan bi maanaam mbaar masoo gi welek mbaar sàmba masoo gi welek mbaar dama bëgg nga woyal ma ko. mbaar masoogi welek mbaar ñaay masoog ni weret mbaar samba lenge yaa ko moomo masoogi welek mbaar ñaay mandama mara naanoox masoogi welek waay waay ta duma naan ndox mu ñuul yaay masoogi welek duma naan ndox mu ñuul mooy duma naan am ñool la duma def lu ñu may xeebe duma dem foo xamante ne nii ku ma fa fekka ma sëgg mooy jom ji xam nga mbaar dafa bari ay facette dafa bari ay pàcca yaa ngi dégg da ngay dégg tey ñiy wax naan rind naa bëyoo bëy jooyul may fees bëy soor a jooy ñu ne lam laa misoo ilimaanoo demal ma foofu ilimaan ma dégg waaw da ngay dégg ñu naan lam laa misoo ilimaanoo lam laa misoo gana lay nuyoo am yaay dire ñàkke yaay di jooy njulli boo génne si mbaar ku lay kasagal mbaar bay jooyloo may fees bayoo bay sooro jooy taxanina sal amul mato sal loo di jooy tey du bésëb gube bu asamaan ubbee xiin ba ñali ngaan kenn du sa génneb njulli naan kan demal taxani du am matta te dina tooy. am na solo am na solo Ili vraiment Ameth non naanaan la vraiment wax dëgg yàlla temps bi rek moo ma xaw a xoj mais Ili yow ñëwaatal foofu maa ngi la doon wax ne est-ce que di ngeen defaat lël waxoo tontu incha allahu rabbi dinañu ko defaat ndax si kàttanu yàlla si août bi la ñu ko waroon a def si début août bi waaye yàlla dogal ku nekk gis moment boobu pression bi askan bi nekk si problème mu troisième vague bi. waaw te comme ñun tamit aussi hors de culture bi ñu nekk. hors de vraiment responsabilité yi nga xam ne moom la ñuy jël si wàllu culture aussi. ay citoyen la ñu. waaye tamit dañuy responsable si saa su dëkk bi jaxasoowee ñu war a bokk si ñi koy solutionner. et kon à cette occasion aussi. c'est vrai ñuy lancer un appel rek si ñëpp rek. génnewuñ ci kenn bàyyiwuñu kenn ñu xam ne li xew. kenn tegu ko kenn yàlla ko fi teg. na ko ñëpp gëme noonu xame ko noonu te ñu góorgóorlu ñaan yàlla mu jële ko fi. kenn ku nekk aussi mesures yi nga war a jël pour protéger sa bopp protéger keneen ku nekk sa wet nga jël ko bu ko defee dans l'ensemble mën nañ gagner ce combat. leneen li nga xam ne aussi moom laa si yokk rek. léegi nag dañu defoon genre réservation par rapport à la date ndax ku nekk xam na ne vraiment. période bi daan na fekk ñuy préparer clôture. Elimane mi xam na loolu ñi may seetaan xam nañu ko. waaye tey temps bu favorableul moo tax ñu pousser la date jusqu'à fii. comme nag nit ñi dafa bokk ci ñoom ñu ñuy solliciter chaque année. ci loolu donte benn enfant la sax. dañuy war a delluwaat directement ci liggéey boobu pour partager ko ak waa Yoff ndax ku nekk xam na ne concept lël bi moom dugg na ci calendrier wu Yoff te dootu ci génn mukk ala kulli al loolu nag moo waral ñu jàpp la date du 4 ñu ngomaar.
4 septembre Ngomar 4 septembre bi la ñuy Ngomar fii à Ndioufène bu neexee yàlla à partir de 21h. ak ñi nga xam ne ñooy acteurs culturels yi. waaye ànd ko aussi ak ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di yëngatu si wàllu cosaan. loolu nag aussi da nga may ma foofu rek ma. durée bi ñaata la. durée bi 1 mois lay nekk. 1 mois juste du 4 au du 4 au 4 lay nekk rek muy 1 mois. loolu nag ma si oo sama yaay Binta. ndeysaan Binta Ndir. moom mu nekk chaque année marraine si liggéey bi. ma ko si woo di ko tàllal loxo. kàddu gu mujj gi ak lan lay doon ki nga xam ne vraiment mooy yaa Penda Diène. ak yaa Wolimata Ba. yaa Penda Diène men na. dafa bokk ci cosaan li waaw yaa Penda Diène ak yaa Wolimata Ba. ndax tamit ku nekk xam na ne ku si nekk am na lu la Yoff dénk. loolu aussi ñun comme vraiment bu ñu jógee di dox. du ñu exclure kenn du ñu exclure lenn. kenn ku nekk la nga nekk dinañ la ko nangul. la ñuy sàkku si yow it ñu ñëw ànd ko ak yow si kàttanu yàlla. moo waral ñu leen di tàllal loxo. di tàllal loxo ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekk si dëkk bi. di leen wax ne lël bi dina am à partir de sa 5. waaye coom képp koo xam ne aussi bëgg nga sa doom bokk si lël bi rek. defe naa ñëwal sama kër. wala nga jël numéro téléphone. bi ñuy bëgg a wax muy 77. 027. 55. 88. 77. 027. 55. 88. am na solo 77 027 55 88. loolu mooy la benn exclusivité mais di nga ñëw fii waxtaan ak télé bi ñu xool na la ñuy àndee def partenariat si lël boobu. ça me fera très plaisir ndax aussi dafa am loo xam ne man nañ ko def waaye am na loo xam ne mënuñu ko defal suñu bopp. parce que Yoff Média daf fi nekk pour askan wi yëpp képp ku am événement mën na ñëw ñu waxtaan. waaye nag dafa am tamit hommage boo xamante ne maa ngi lay ñaan nga may ma rek ma feddali ko fii si sama digganteeg ñoo xam ne dañu nekkoon ak man si liggéey bi. ma siy jiital suñu papa Ngala Gueye di ko ñaanal faa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jógee. waaye di si teg aussi suñu papa Ndiaga Samb. ndax ku nekk gis na mu daan sonne ci lël bi. di jël tissu di si def lépp. te yàlla dogal mu wuute ko daaw mu ngi fi woon. waaye ku nekk xam na Dut Seck yàkkat yi. ndeysaan xaritu Elimane Baye mas na ma wax mu ne ma Ahmed kase gi day bu ma sañoon. bu ma ñëwee maag Elimane Baye rek. doy na si ñu koy way ndax Elimane Baye moom daa daan béggee Elimane Baye mas nañ fi def benn duo boo xam ne ba léegi àdduna ngi koy seet bu doy waar yàlla xam na ko kooku nag mu nekkoon nit si man ndax saa yu ma ko musaana oo bu gisee sama appel bu décroché lim may jëkk a wax yaa rasulillahi ma ne ko naam mu ne ma waxal loo bëgg ma def ko xanaa xamoon ne yow sa turandoo moo tax ñu bind la bind àdduna ak li ci am na solo ku bëggoon yonent bi la moo tax vraiment am nañu si moom yaakaar yàlla yeesal yërmande si moom macha allah waaye aussi fàttew ma ñaar Ahmed damay ko waaw maa ngi jéggalu fàttew ma ñaar muy sagar bu ndëngaañ ndeysaan ku ma soppoon la ndeysaan sagar saa yu mosaan a xëy dina ñëw xam nu ma yendoo bu guddee dina ma bàyyi xool nu ma fanaane sagar dama koy rendre hommage ak Ablaye Faye man nag je suis comme ça Ablaye Faye moo dëkkoon dinaat te yàlla dogal mu gaañoo woon foofu si booru poste courant bi sama nit la woon sama xarit la woon waaye coom maa ngi wax waa Yoff lii ñuy def culture la dëgg la tey ku nekk xam na ne Yoff bibliothèque gu culture la 30 secondes Ahmed waaye waru ko nekk nii rek kon bu ñu amee chance tey taxawal lu mel ni association pour le développement de la culture de Yoff ñu ma nekk président bi association pour le développement de la culture de Yoff xam naa loolu dinañ si def beneen waaw loolu dañuy def interpellation pour artistes Yoff yëpp ñu ñëw ñu ànd parce que ànd mooy doole dëgg la ku si jàpp ne boo wéeteeg saw yoon laa lay wax kenn mënu laa néewal doole dajoo ak Yékini wala Tyson boo dajee ak ñoom ñu néewal la doole kon nañu ànd bu ñu àndee lu ñu song dinañ ko daan bu neexee yàlla am na solo Ahmed balaa may tëj foofu réalisateur may ma tuuti tëjal ma tëju kasak nan ngeen di tëjee kasak wan way ngeen di daanale boo leen di daanale nga defaale kàddu gu mujj gi incha allah. Kuyo ndana waay kuyo ndana waay kuyo ndana waay kuyo ndana waay bul jooy dorumala bul jooy dorumala yow soo jooyee sama yaram daw na talaalumala ladula aye ladula aye ladula aye ayo ladula aye bambo kanafa bambo yo kanafa bambo kanafa ndeysaan léegi coom Philippe nga may ma balaa ngay kii
t-shirt bi moom dama ko indaale woon uniquement pour jox la ko yow présentateur bi ndax ren mooy t-shirt yi nga xam ne dañu ko génne uniquement pour concept lël bi waaye nag ànd seet ku baax macha allah docteur directeur général Amadou Ndiaye mu nekk directeur général Abbas Ndaw ren yàlla dogal na si kàttanam vraiment mu nekk parrain mu génne 50 t-shirt may ma ko defaral ma ay banderole jàppale ma daal vraiment te ne ma damay ànd ak yow si concept bi Amadou Ndiaye moo nekk noonu muy directeur général Abbas Ndaw xam naa dinaa la booleeg moom bu soobee yàlla ndax consultation yeeg bu soxna si ëmbeeg yooyu yëpp da siy baax bu ko defee vraiment mu taxaw waa Yoff Média Info yëpp si kàttanam t-shirt baa ngi noonu rek waaw pour ñu démarrer activité bi incha allah am na solo xam naa dinañ ko seet moom comme li nga wax noonu dina si baax kàddu gu mujj gi Ili waaw xanaa sant yàlla ñaanal leen Yoff Média Info yàlla na gën a jëm si kanam amiin yàlla na leen yàlla defal jàmm su ngeen yanoo yal na leen yàlla téeñal yal na leen yàlla niital ba ngeen bañ a paqu culture nag lii rek la dafa am lu mag masa wax ne culture jàng leen ko surtout suñu bos fii Yoff waaye bu leen wax léppam na ngeen xam jëpp waaye wax leen tuuti ndax nit soo xamee sa boppa doo dox si mbedd di wax ne man maay diw di nga ko jomba nañu xam rus naa ragal naa jomba naa mag ñi loolu lañ daan tiitoroo ñun nag nit léegi maa ngi koy jëkki si sama bopp nañuy bàyyi xel te xam ne am na fu ñu jóge fa ñu bëgg a dem nag bu ñu fa bëggee dem il faut ñu bàyyi xel fu ñu jóge si ginnaaw am na solo may ñaan Jibril Coom yàlla na bur yàlla defal la jàmm dañu am loo xamante ne dañu ko daan waxal ab xale boo demee bu dugg si néegab góor bay génn ñu di la wax bul tux yàmbaa bul naan sàngara bul topp jigéen ñu bon ñi bu la sa yaay yónnee demal bu la sa moromam yaay yónnee demal ñëwee naan bu la yàlla dimbalee ba nga génn mbaar ngaari ngoñ ngoñi fonkal sa yaay fonkal sa baay boo yoo ngaari ngor ngeñ nga ne sigaraaj nga ne sigaraaj mooy la waaw loolu waxin la mooy li ma la wax ne la da ngay xam lépp wax tuuti waaw ràcca ku toog def nii ràcca nga am na solo loolu wax dëgg yàlla li duuf si nag yu xajoo si cin li aywa mbokk ya xarit yi vraiment am nañ mbégte moo xam ne vraiment amul fu mu yem si suñu ñaari ndaanaan yi nga xamante ne invité woon nañ leen tey ñu jëmale ko woon si wàllum lël cosaan ak aada si période bi ñu nekk nii muy nawet si lañ daan def lu ëpp si cosaan ak aada moo tax ñu ñëwoon tey pour fàttaliku loolu mbokk yi xarit yi ñu leen di jaajëfal si disponibilité bi vraiment invitation bi kenn si ñoom ñaar sikkil sàkkul waaw rek la ñu wax ay wa ñu dem kon loolu ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sama technicien yu ñaawul yi sànq dama wax sama jarbaat te tudduma turam si biir émission bi la sama xel ñëw muy Aminata Sey di moom bi génne woon fii def maylus bu rafet bi macha allah Aminata Sey ñu ngi koy bëggee di bëggee Adja Bonne Gueye ñu ngi koy bëggee moom tamit dañuy bëggee Yoff Média saa su nekk Ahmed jox naa la benn Thiaw Mbengue taalibe Cheikh jëlal micro bi Thiaw Mbengue ndeysaan taalibe Cheikh bu mag boobu ci booru Tafsir Ndiaga Gueye moo génn fii ndeysaan moom saa yu ma jógee rek mu gunge ma kon gars yi foofu la si booru Tafsir da ngay am tawféex da ngay ñëw mu ñawal loolu rafet ba pare nga taxaw si place ba ñaan yàlla nangu macha allah mbokk yi xarit yi doon safoo saa su nekk Yoff Média ñu ngi leen di jox dig jege si beneen émission si yeneen i invité asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu